13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb lu tollook juróomi doomi aadama daal nañuy faatu toftalu ci lim ba nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay cas positif la ñu am daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo daañu wax itam ci leneen ci jotaayu xibaar di coowal suuf fa nga xam ne moom moo di ca Dougar nekk ca commune bu Diamniadio département bu Rufisque foofee nag lu tolloog téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay hectares moom moo daal di féewale askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ak itam benn société immobilière privée bu bëri nag ci ay njaboot daal nañ leen di toxal seeni tool itam ñu bëgg ko caxatee daal di fay amal yeneen barab askan wa lu ni mel lañ ne rek promoteur yooyee nga xam ne ñoom ñoo naan lu ni mel duñu ca dal délégation bu daayira Hizbut Tarqiyyah nga xam ne nag responsable moral bii di Serigne Youssouf Diop moom moo ko jiite demoon nañ fa nga xam ne moom moo di ca jànki ak itam ca Bignona li ko waral bokk na ci rek dem jaal njabootuk ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci jàmmaarloo yi fi amoon te itam xalif général kullu murit moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fucc ay koppar ngir daal di koy jagleel ñooñee daañ koy dikkaat nu mu gën a yaatoo daañu wax itam ci leneen mu di ab logo wu yees woo xamante ni comité national bu gestion bu lutte ngeen gën koo xam ci CNG daal dina koy amal mu di ab ràññeenteef woo xamante ni rek daañu leen ci mën a gis naka noonu itam li ñu jàpp rek moom moo di daañu indi yeneen i innovation maanaam ay coppite yoo xamante ni daañ ko amal jarale ko ci xarala yees yi naka noonu itam CNG amal ab lëkkaloo ak groupe bu Futur Média ngir xew-xew nga xam ne rek daana ko amal fii ci réew bu Sénégal mbokk yi di nu mel buñ ci noppee daañ ci toftal li yéen kaay yi xëyee ni ki tey léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi nañu ko junjee woon mbas meeg tolluwaayam ci mim réew juróomi doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu niki démb ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay cas positif la ñu am ci junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci ay test yoo xamante ni nag def nañu ko fukk ak ñett ci ay cas contact la ñu am ñaar fukk ak ñeent ci ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ jàngoroy Covid-19 te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee ñaar fukk ak juróom ci ay cas grave la ñu am yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax waaye jàpp leen ne boobaak léegi junni ak juróom-ñaar fukk nit nag ñoom ñoo daal di faatu ci li nga xam ne rek moom moo di Covid-19. ñu desandi ci wàllu kër docteur wax ci leneen ay jumtuwaay yoo xamante ni ONG bii di 221 daal na koy jagleel hôpital régional bu Fatick lu ni mel itam koppar ya nga xam ne ficc nañu ko ci bari na ëpp na li nga xam ne rek moom moo di ñaar téeméeri million ci suñu ay koppar naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk woowule kër docteur di rafetlu bu baax a baax mbir mu ni mel Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci yaatal. matériel bu am solo bi nga xam ni moom la ñu dugal ci hôpital régional bu Fatick ñi ngi ko am ci partenariat boo dox ci diggante fondation 221 ak itam directeur général bu agence de sécurité de proximité fondation boobu nag ñoom ci wàllu social la ñuy dox te bokk na ci lu ñu leen gën a yitteel yokk matériel bi ci biir bërëbu fajukaay yi. maanaam fépp foo xam ne nii tey doomu adama dafa nekk soxla ndimbal ñu fay dem tey jii ñu ñëw fii ci ndimbalu Biram Faye parce que moo ñu woo mu ne kat li ngeen may gis ngeen koy def ci yeneen dëkk yi sama dëkk da koo soxla loolu également muy taxawaay bu ñu naw bu ñu fonk ci leader fondation bi tamit ñëw fii indi fi don matériel médical maanaam ci luy jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu def montant bi ñu koy à peu près ci 291 millions loo xam ne ni tey ci ay matériel la maanaam ay lal ak ay chaise ak wala lépp li nga xam daal dañ koy soxla ci hôpital. Biram Faye nag ne bu dugalee loxoom ci mbir mu ni mel maanaam fexe nu hôpital régional bu Fatick gënee am matériel dafa fekk ne rek dafa bëgg askan wi fi yeewoo ak ñi nekkee ci dëkk yi dend ak Fatick mën di am paj mu mucc ayib. donc dañ ko def pour jàppale njiitu réew mi nga xam ne gis-gis bi mu am pour Sénégal nekk réew mu naat réew mu suqaleku léegi 2035 daf ci bokk ñu fexe ba nit ñi yore koom-koom boobu ñu am njàng ñu am wërgu yaram loolu mooy axe 2 bu plan Sénégal émergent donc loolu moo tax ñu ne comme fii lañ dëkk dinañ def suñ kéemtulaay kàttan xar suñu tànk tubéy ngir dimbale ko ci liggéey boobu
loolu moo waral tey ju teew fii indi fii lu toll ci ñetti téeméeru million ci wàllu matériel médical jagleel ko hôpital régional bi jagleel ko aussi centre de santé bi jagleel ko aussi mag ñi maanaam troisième âge bi waaye jagleel ko aussi poste de santé yi nekk Fatick yëpp. geste bi nag di lu am solo ci hôpital régional bu Fatick. xam nga Fatick dafa màgg léegi médecins yi aussi ñu fi affecté spécialité yu bari donc loolu day wan ni liggéey bi day bëri bi ñu koy defee dafay xatte am nañ mbébét aussi ci hôpital bi pour gën koo yokk ci mbébét boobu aussi la ñuy xaar aussi li DG Birame Faye di def mu continuer ba nga xam ni dinañ gën a mën a taxaw malade yi. Fondation 221 nag ñu ni jotagum naa dugal lu ëpp juróom-ñaari milliards ci francs CFA ci fukki région ak ñaar yoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal te lépp rek ñu ngi koy def ci wàllu social. Aminata bëri na ñoo xamante ni nag ñu ngi laale ci jàngoroy Covid 19 bokk na ci li leen koy yóbbee maanaam ñam yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo du samay kàddu ki ko xamle di Seydou Ndiaye moom mooy coordonnateur bu plateforme pour le renforcement de la nutrition naka noonu itam mu yëglu bu baax a baax te itam di sàkku ci pouvoir public yi ñu daal di ñoŋal wala boo ko dugal seen yoxo ci mbir mu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Omar Ndiaye. taxawoon seetlu gis ne bu ñu moytuwul mbas mi effort yi ñu ciy def jëmale ko ci wàllu wér-gu-yaram am na fu muy sooxe parce que dañu seetlu woon ne wàllu nutrition ak wàllu alimentation jëmmaluñ ko lool ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mbas mi même su fekkee ne après gouvernement bi jël na ay matukaay ba nga xam ne bii am na ay dund yu mu joxoon nit ñi wante dund yooyu ñun dañu seetlu woon ne li ci ëppoon pour régler ay problème mu xiif la woon mais ci wàllu nutrition ku nekk xam na ne ni ko borom xam-xam yi teel a wone mbas mi dafa nekk feebar boo xam ne lii tax mu garaaw ci nit ki wala li tax mu koy faagaagal day fekk am ay feebar yu mu fekk ci yaramu nit ki feebar yooyu nag yi ci ëpp dañoo lëkkaloo ak wàllu lekk ak wàllu nutrition li tubaab yi tuddee comorbidité maladie yooyu yëpp fa ñuy soqeekoo dafa am relation ak wàllu lekk. moo tax ñun ñu jóg attirer attention wu acteurs yi attirer attention wu nguur gi pour ñaax leen ñu bañ a fàtte service nutrition ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mbas mi malgré. mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaay yu xibaar di coowal suuf fa nga xam ne moom moo di ca Dougar xam ngeen ne nag ca commune bu Diamniadio la dekk département bu Rufisque foofee nag lu tolloog téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay hectares moom moo daal di féewale askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ak itam benn société immobilière privée bëri na ci ay njaboot yoo xamante ni toxal nañu leen seen i ay tool itam ñu jël ko daal di koy caxatee askan wa lu ni mel ne nii rek du antu benn yoon ba tax itam daje woon nañ ca diwaan bu Pikine ngir daal di yëglu ndongoka ak Asmalik Diop ci reportage. ñi dëkkee ca Dougar ci commune bu Diamniadio ni nag li leen ab société immobilière privée bëgg a teg la ñuy bañ nag ba tëdd ca naaj ba ñu ni seen suuf si ñu bëgg a foqati nag seenuk loxo duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg mu am ab cabinet bu nu saisir bu xam-xamam nag màcc ci wàll bi ngir nag xeex bi mu mën koo wéyalee. problème boo xam ne nii dafa opposé pick-up investissement ak population wu Dougar ak Sibi Kip Kip ñoom ñu am fa ay suuf ñu xëy nangu seeni ay suuf. donc non seulement nangu seen ay suuf mais titré seen i ay suuf ba titré seen biir dëkk boo xam ne nii dëkk bi ça fait plus de 300 ans mi ngi fa ñu ñëw xëy def fa ay titre foncier le président Macky Sall centre de formation BTP bi nga xam ne nii moom la inauguré aussi mi ngi ci biir titre foncier bi donc carrément pour wane faux bi nga xam ne nii moom la administration di def ak lëkkaloo ci ak ay privé. bi li xëccoo jëm nag ci wàlluk suuf muy bëgg a ëpp nag boobaak léegi fukki at lu ci bëri ci ay njaboot yu ñu daal di yëkkati tey jii nag ñu nekk ci ay jafe-jafe yu tar. la ñu toj ay këru jàmbur ci lañ nangu ay toolu jàmbur ba pare teg leen fitna. ay ñaata kër la. famille de moom ëpp nañ juróom fukk waaw buñ koy xayma daal ëpp nañ juróom fukk ci ñoo xam ne dañoo loru uniquement ci titre foncier boobu sans compter aussi 50 hectares yi nga xam ne empiété na ci biir dëkk bi ndax boo xoolee liñ naan quartier Dougar Peul 2/3 yëpp mi ngi ci biir titre foncier bi. ñu ni ñoom nag bokk na ci li ñuy ñaawlu moo di tekkaaralu kilifay réew mi te sax nag ñoom askanu Dougar ñi ngi wàcc ab doxub ñaxtu jëm ci gile mbir. c'est envisagé parce que pick-up dafa jaay population bi doole am na fa ay suuf yoo xam ne da koo tabax ñu ne déeta waaye accéléré na te li mu accéléré ëpp na 5 hectares ci loo xam ne ni ci 3 mois tabax na ko loolu mënul nul entreprise joxe 100 millions yow nga d'accord ci 100 millions yi pour 72 hectares lan la tudd depuis plus de 10 ans
moom ki fi njëkkoon a nekk ak ki fi nekk léegi yëpp depuis plus de 10 ans depuis boobu ba léegi saa suñ ñëwee kaas bu ñu bindee lettre ñu jël seen tiroir jël lettre yi dugal ci biir. jéego yi ñu daal dee teg nag ngir jokkook ci téléphone bi société bi nga xamante ni ñoom la ñu jokkar bi nag baaraamu tuuma ba fi mu toll nii nag jotuta antu. Daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitalug ki nga xam ne moom moo di responsable moral bi di Serigne Youssouf Diop ñoom ñooñu nag maa ngi leen ko doon wax sànq demoon nañ fa nga xam ne moom moo di ca Jànki ak itam Bignona bokk na ci li ko waral daal di dem nemmeeku wala bokk masaw njabootug ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fi te itam xalif général kullu murit moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fi ci ay koppar yu tollook ci juróom fukki million ci suñu ay koppar daal di koy jagleel njaboot yooyee nag dañuy teewlu ay kàddoom moom Serigne Youssouf Diop ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. ñi ngi fii tey ci Bignona muy délégation boo xam ne responsable moral bu daari Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssouf Diop moo ko jiite ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ginnaaw boo xamante ne ay yëngu am na ci biir Sénégal ba ay bakkan rot ci am ci itam ñu ci am ay gaañu yu metti sëriñ bi jóg ci dox ci ay tànk am kilifa yu mu yabaloon sëriñ Bassirou Mbacké Porokhane jiite woon mission boobu yàlla suñu borom dogal itam tànk jàmm yi ci sëriñ bi bëggoon mu am ko ci. bi loolu àggee nag mu yëkkatiwaat juróom fukki million muy 50 millions jëmee ko ci ñi nga xam ne dañ cee am ay gaañu ak ñoo xamante ni dañoo am mbokk yoo xamante ni seen bakkan daf cee rot ñooñu nag di lim boo xam ne biñ leen xoolee fu nekk la ñu ne ci Sénégal waaye li ci ëpp ñu ngi nekk diggante Dakar ak Casamance particulièrement Bignona bi ñu fi ñëwee ñu ngi jëkk a dem Jànki muy diggante foofu ak Ziguinchor mat na une vingtaine de kilomètres ginnaaw bi foofu am na ku fa ñàkk bakkanam bi ñu fa jógee ñu ñëw ci Bignona fii jot nañu dem kon ci ñeenti kër yoo xam ne ñu ñàkk seen bakkan lañu ak ñenn ñoo xamante am nañu ay gaañu incha allah noonu la fas yéene wéyal mission bi ci Ziguinchor ak ci Kolda kem ni ko Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké digle. jëmm ju tedd jilee di Cheikh Gaïndé Lo borom ndaam diwaan bu Thiès moom itam génn ngir rek daal di wax askan wi rawatina ñi nga xam ne nag ay ndaw la ñu gën a amal li nga xam ne rek moom moo di jàmm fii ci réew lépp lu ñeel wàllu ngànnaay yeeg yeneen yu ñu xeetoo ñu daal di koy jël ne ko tegg ci suuf dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatir. jafe-jafe bu fi amoon bu yàggul muy ñii ñu bokkal dëkk ci dëkk bi te ñu féete ci nguur kat ñii nga xam ne dañ leen cee téye boobaa tey ci kaso bi ñoom ñu nekk ci tey jii ci mbir mii damay ñaan njekk ak waa Thiès ak turi l'islam bi yëpp ak diine yi yëpp ñooñu nanu leen baal te yàlla tax. di tamit nuyuwaat waa réew mi ci geneen kàddu muy yëngu-yëngu yi nga xam ne am na fi yëngu-yëngu yooyu nag ku ne xam ne ne wàllu wi ñu ci nekkee ci ay murit ci ak taalibe sunu pas-pas ak sunu yéene yëpp dafa dajewaat ci kilifa gi muy Serigne Mountakha kooku sañu ñu cee wax lu bëri ndax moom ci boppam dossier boobu mi ngi ci moom guddi mi ngi ci moom bëccëg waaye maa ngi ci sàkku tamit ci réew mi lu nu mën a ñaxtu ndax aw mettit mënut a ñàkk waaye nag yàq bi bu muy amati li nekk ci réew mi kenn moomu ko askan wi rek a ko moom projet yi nga xam ne tamit président wax na ko maa ngi sàkku ñu xoolaat loolu bu baax a baax ndax ndaw ñi am na ci ñu mel ni man xamuñu sax fu ñuy lijjantee aw kayit ba mën a am financement kon nañu xool lii nga xam ne mi ngi ci réew mi di ay entrepreneur yoo xam ne suñu leen doolelee ñu def recrutement xale yi dellu jàngi métier. ginnaaw Thiès ñu wutali fa nga xam ne moom moo di ca aussi ak itam ca buy foofee nag xam ngeen ne jëriñ ji dénk wàllu tourisme daal na leen di jagleel ñaari gaal yoo xamante ni yàgg daa nekk bëgg-bëggu askan wi lu ni mel itam mu nga ko bàyyi woon ci xelam ginnaaw rek ab doxu nemmeeku woo xamante ni amaloon na ko mu ñeel woowule askan dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di directeur wu investissement touristique ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. yu ministre Alioune Sarr wutoon pour jox ko population Bouyoy ak population Carabane et particulièrement GIE campement villageois bu Bouyoy ak association des femmes de Carabane parce que temps yii la bu mu ñëwee doxantu ci dëkk bi en visite de travail ci la waxtaan ak ñoom
ñoom ñu waxoon ko seen i mbébét yooyu nag moom leen matérialiser nii tey moom leen matérialiser ni jox leen ku nekk benn pirogue boo xam ne mën na jël ba fukk ak juróom-ñaari nit ak ay gilet de sauvetage plus yeneen accessoire maanaam yu mat boo leen dajalee mat na yeneen 10 yu ñu si yokk loolu juste pour wane ni képp ku war a mën a activité d'excursion ak pirogue yi yaa ngi en sécurité parce que souvent ñu ñuy liggéeyal den di cible boo xam ne dafa sensible am na lu ci rëq-rëq di am rek mu impacté ci destination Sénégal looloo tax bu ministre bi di mayee pirogue yi mu jël matuwaay yëpp surtout ci wàllu sécurité donc juste pour rappeler que engagement yu mu fi jëloon bu ñu yegsee la ko réaliser. languk politique bi yenn ci ay ndaje yoo xamante ni nag ñu ngi koy faral di amal ki nga xam ne moom moo di PCA bu APROSI nag rafetlu ko benn yoon moom Sémou li mu xamle moom moo di jamono yi ñi nga xam ne am nañu baat fii ci réew bu Sénégal war nañ di tàggat ndaw ñi ci yile jamono nga xam ne am nañ ay dige yu bàyyeekoo ci njiit bu réew mi mu ñeel wàllu xëy li mu xamle moom Sémou Diouf ñi ci li nu mel la ñu war a gën a taxaw ngir rek ndaw ñi xam fan la ñu tekk seen ay tànk yëkkati na ay kàddu dénk ko suñu ndaw Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. na jéego yu bari seetaat budget bi génn ci ay niche mu doon presque 350 milliards yoo xamee ne ci ñetti at da koy def à la disposition de la jeunesse waaye loolu bu amee man jàpp ma ne nit ñi war nañ mën a am seen xel ne dañu war a def meeting comme ni ñu koy defee fu ne est-ce que war nañu ne nañ joxe 350 milliards pour jeunes yi ñu xool ni ñu leen jàppale ngeen nañ leen def ay meeting man d'accord ma ci meeting parce que xam nga lu tax sooy meeting gisuma loo fa mën a taxaw techniquement amul dara loo fa mën a def ku ci nekk ci war na mën a xam lan mooy njàmbatu ndaw ñi lan mooy seen problème te war nga ko mën a régler seen problème lan la formation la seen problème lan la encadrement la seen problème lan la seen problème mooy financement seen problème lan la mooy suivi ak accompagnement du leneen mais buñ ko fa bàyyee ne nañu forum wala ñu bàyyi ko fa ne nañu defi ay meeting di daje di dóorante tojante bopp dara du fa judd xëy na sax am na ñu ko doon waaj Fatick mais man dama ne bokk ma ca ci loolu laay dox ba tey bu amee ay projet de financement est-ce que du suñu wareef ñu changer paradigme seet ni ñuy doxee mooy nga mën a déjà jël ndaw yi ne leen organiser wu leen lii ak lii parce que jàpp leen ngeen am financement moo tax ñun suñu option ak suñu kaddu foofu la jëm suñu orientation foofu la jëmul ci ni nañu dajale nit ñi mbumbaay woon na président woon nañ ko ne déjà yaa fi nekk donc li des mooy liggéey pour que attentes yi nga xamee ne ak promesse yi mu def ñu mun ko réaliser. réew bu Sénégal naam mi ngi amali lëkkaloo jàpp leen ne duñu fi daganal benn yoon li nga xam ne rek moom moo di borom ñaari tur yi fii ci mim réew naka noonu itam ñuy xamle rek ne ñu càmmonte ak yelleefuk doomi aadama bokk na ci li nga xam ne rek gouvernement bu Sénégal moom la def farata bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Mamadou Saliou Sow xam ngeen ne moom mooy secrétaire d'État ca kanamu rek jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal dañuy teewlu ay doom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. bekk ci benn kuréel bu ñuy tudd PGO partenariat pour un gouvernement ouvert xam ngeen ni nag Sénégal dafa adhéré ci kuréel boobu depuis 2018 kuréel boobu lu ko tax a jóg mooy permettre en tout cas état ñu bokk ci kuréel boobu ñu def promotion bonne gouvernance waaye ñu ñaax leen tamit ñuy liggéey ak société civile pour déterminer seen politique publique yi en matière de bonne gouvernance Sénégal nag bu mu adhéré en 2018 dafa jëloon engagement pour defar lu ñuy wax plan d'action national bi nag mooy plan boo xam ne ñaari objectif la am pour Sénégal mooy premier objectif bi def promotion lu ñuy wax bonne gouvernance mais deuxième objectif bi mooy jéem a def inclusion ak concertation société civile bi pour ñu mën a waxtaan pour ñu mën a diisoo ci mbirum bonne gouvernance wàllu LGBT bon man sax bëgguma ko tudd quoi parce que dafa xaw a doy waaru mais je pense que président vraiment je pense que ñëpp dëgg na kaddu am ci mbir boobu nee na moom tant que mu ngi à la tête de ce pays du nangu xeetu yooyu. cadre unitaire wu l'islam fii ci réew bu Sénégal
jamono yi nag xel mënees naa dal ndax itam ñeent ña nga xam ne wala boog ñett ña nekk ca bopp ba fas yéene ñoo joxante yoxo mu ñeel lépp lu ñeel wàllu séntu weer week yeneen yi ñuy xeetoo xam ngeen ne ki nga xam ne moom moo ko jiite woon di Mourchid Iyane Thiam ba mu doddoo ba tey nag coow daal dinay juddu ci li nga xam ne moom moo di boobule commission ana kan moo ko war a jiite jamono yi nag comité provisoire la ñu teg ki nga xam ne moom moo di Ahmadou Cissé Ndiéguène docteur Mohamed Bouchra Dieye ak itam imam Oumar Diène fas yéene ñoo joxante yoxo ngir rek daal di liggéey ci mbir mu nu mel xam ngeen ne koor gaa ngi ñëw ba tax itam imam Kanté di sàkku rek ñoom ci seen bopp ñu wëyal li nga xam ne moom moo di jàmmi Sénégal ñu teewlu waxtaan wu mu sekkoon ak Aminata Mbaré Sow ak Modou Diop. ab comité provisoire la ñu taxawal war a jiite lii di commission nationale de concertation croissant lunaire imam Kanté jàpp ne lu ñu waroon a def la bu yàgg. kon nag comité provisoire baax na lu tax parce que day permettre au moins koor gi di ñëw jullit Sénégal yi mën a xam kilifa ban moo leen wax ni mën nañ tàmbali woor ak mën nañ korité suñu jàllee korité ak jàmm ñu dellu si nag waxtaanee dëgg nag konakok nuñ ko war a tegee ci yoon defar ko ñi ci bëgg a bokk ñëpp bopp ci ñu doxal ko ci yoon. leneen li ñu war a lijjante ci gis-gisu imam mooy comité provisoire boobule dañu war a jox kàddu kenn ci ñoom ñeneen ñi doon ay adjoint. ku nekk ne maay kilifa bi bu ku nekk génnee wax li mu xalaat loolu du sotti kon il faut que mu am kenn koo xam ni mooy kilifa bu jiitu ñeneen ñëpp nekk ay jawrinam nekk ay adjoint donc il faut forcément loolu te islam moom la wax amir. waaw islam moom la xoola jàkka ji ni bu ñëpp ne bu ñu ne nañ julli takusaan ku nekk maay imam du sotti même bu doon ay milliards itam kenn mooy jiite kon nag léegi il faut que mu am kenn ku jiite ñeneen ñi nekk ay adjoint bu ko defee kooku nag moom la Sénégalais di xam mooy doon xar kanamu comité provisoire bi bu ñu waree wax dara moom mooy wax wala mu wax loo kiy wax. lu mu ci mën a doon yenn ci ay sénégalais di ñaawlu xëccoo bi nga xam ni jot na am ci commission boobule ñi ci bëre jàpp ni li ñu war a liggéey mooy ñu déggoo su ko defee islam jëlee ci ndam. sama gis-gis xëccoo waru ci am quoi parce que ñoom ñi fa ka fay jiite même koo xam ne wut nga place pour jiite fa yéen ñëpp yéen a yem benn la ci yàlla ngeen di wax ak ci alxuraan sa ki fi wuute muy iyaan loolu la doon wax ñu rafetlu liggéeyam jàmmoo nekkoo benn kilifa yi diine yi nen ànd nekk benn man loolu rafetlu naa koon quoi. te islam ngay liggéeyal moom franchement pour man loolu ñoom war nañ mën a trouver benn point d'entente quoi waruñu mën a war dafa ñaaw sax ñu si am ay problème seen biir ba ñëpp di ci dégg quoi xam nga dëkk bu doy nii loolu pour man mën na ñàkk quoi oui bu ñu waxtaanee rek war nañ déggoo. jërëjëf Aminata Mbaré Sow cant ak ngërëm ñel la mbokki leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bu ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ci logo wu yees maanaam ab ràññante foo xamante ni comité national bu gestion wu lutte daal dina koy taxawal ñu gën koo xam ci li nga xam ne rek moom moo di CNG naka noonu itam ab plateforme woo xamante ni daal nañ koy teg di ko jaarale ci xarala yu yees yi beneen ab mbir wu ñu jël bokk na ci lëkkaloog ak groupe Futur Média ci bépp xew-xew woo xamante ni nag CNG dina ko amal Cheikh Sadbou Diarra ak Younous Diatta teewoon nañ ndaje woowee ñu seetaan reportage. CNG bu làmb ji indi na yu bees dina am site internet fileeg ñaari weer teg ci àllarba bi mu door yi mu dippee àllarba bu arène bi. créé benn site internet boo xam ne vraiment dañ ko moom la ñu doon lancé nii tey am aussi charte graphique am également am logo parce que logo dafa nekk loo xam ne moo lay mandargaal. dama la ren aussi dañ ko initier pour que. au-delà li nga xam ne samedi ak dimanche lañ doon tëgg làmb te ren gis ngeen ak mbas mi samedi dimanche yi bëriwunu fi mu ne tànn nañ presque yëpp alors ñun ñu ne nañ ci jour boo xam ne mercredi la duñ ko doon tëgg làmb mais ñu ne dinañ ci àllarba bu ñu jëlee àllarba ñu ñëw di ko tëgg bu ko defee wax dëgg yàlla duñ gêner kenn duñ déranger kenn te nañ am temps pour dimbale les espoirs xam nga écurie yi bëri na ay mbër yoo xam ne dañuy toog at mi yëpp am licence te duñ bëri te loolu xëy na mun na ñàkk ñu bëggoon di ci stock boobu nga xam ne xale yi la ñoom ñu ñëw vraiment ñu jël duñ jël benn VIP VIP sax duñ ko jël non ñun xale yi lañ soxla xaalis bi ci partenariat lañ ko jëlee ak sponsor partenariat rek sponsor partenaire. siife nan itam partenariat ak groupe Futur Média bi fas yéene bay si waara ba mu mat sëkk. TNG bi ñëwee doon nañu xaar aussi ñu indi ay idées yu bees
innover et je pense que concept bi am solo parce que dafay permettre lutteurs yi nga xam ne ay xale lañu ñi ngi entraîner depuis des années ñu mën a aussi quand même compétir donc ça permet à la lutte mu dundaat ñu aussi mën a suivre yenn jeunes yi seen ascendance fu ñuy commencer ba fi ñuy évoluer donc vraiment projet bu ma neex la parce que ku xam làmb mooy suñu sport national donc tey jii suñu amee opportunité ñun ñi nga xam ne ñun ñooy GFM nekk quand même le premier groupe de presse du Sénégal ànd ak CNG pour liggéey pour vulgariser làmb mu wër àddina ñu mën ko ndamoo donc je pense que lii opportunité mënu ko gën a rëy et suñu liggéey ci partenariat bi mooy fexe ba nga xam ne làmb ji gën a dugaat ci kër yëpp ñu bañ a toog rek di xaar grand combat kañ lay am ñii toog 3 mois duñu gis ay combat donc dañu bëgg chaque semaine. bureau CNG bu làmb ji bu bees bi door na fësal doxalinam indi logo bu bees jàppale gone mbër yi àllarba bu nekk ak dugg ci xarala yu bees yi loolu di firndeel gis-gis bu bees. gis-gis bu bees groupe Futurs Médias fas yéene ànd ak CNG ngir rek gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di làmb ci réew mi waaye itam daal di koy yóbbu ba tax ñu gën koo xam ca biti réew wàllu làmb googee la ñuy desandi xam ngeen ne Eumeu Sène mi ngi doon janoo ak ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2 lu ni mel itam dibeer wile nga xam ne moom la ñu génn ba tax ñu jox ndam ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2 moom Eumeu Sène ginnaaw ñaari fan ci woowule combat daal dinay amal ab recours ca fa nga xam ne moom moo di ca CNG du samay kàddu ko xamle di njiit bu CNG moom Bira Sène ci fàttali rek ne ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène ci yooyu la jamono amoon na ñeenti avertissement ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2 am ñetti avertissement ba tax itam ñu daal di koy jox li nga xam ne moom moo di ndam li xibaar woowee daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo gën ko faram-fàccee egsi nañ ci weneen a ponk ci le jotaayu xibaar di li ci yéenekaay yi. observateur xëy am gan njiital cantakon yi Serigne Saliou Thioune ci kaw waajalug bëccëgug 17 avril fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril di bëccëg gi waajuram Serigne Cheikh Béthio Thioune daje woon ca Taseet ak Serigne Saliou Mbacké Xaadimu Rasul juróomeel xalifuk Cheikhul Xadim di bëccëg nga xamante ni nag mu ne dinañ ko daal di dundal ni mu ware waaye teg ko ci li nga xamante ni mooy ak yamale ak jamonoy Covid 19 gi nu ne am nañ ci it mu ne ndigalu Serigne Cheikh Saliou Mbacké njaboot gi akuk bennoo Serigne Saliou Thioune ne mu ngi ci liggéey bi ngir bennoo googee ci am na ci yaakaar Médinatoul Salam it ñëwaat na ci cofeel gi sëñ Cheikh Béthio Thioune amoon ci bërëb boobee ndax mu ne ndigal tukkee woon ci Serigne Saliou Mbacké ngir def bërëb ba ab village mu bëggoon ko lool daan ko waxtaane ba ci lalu hôpital la mu ne bëggaloon bërëb ba nag wàllum ndox borom bi def ni ci kayuk doom je Serigne Saliou Thioune la fa forage amee ci ndimbalal état Sénégal yoon wi nga xamante ni moo jógee Médinatoul Salam wutali Mbuur it sëñ Cheikh Béthio Thioune bëggoon lool ñu daal di ko defar gi tàmbali na ci loxoy Ageroute réew mi ak fitna ga fi woon it ak bakkan yi ci rote Serigne Saliou Thioune wax ca ci observateur ba tey tiisoo ko jaale njaboot yi waaye tënku mu ne nepp taalibe murid nag ci ni ci ku tedd ki waxee ka doxee mu doy ko lool di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké li quotidien waxtaane courant bi ak jotin wi ba ci ñëpp ci askan wi fi léegi atum 2025 yéeni kaay bi ne ngir nag loolee yemb état Sénégal ma nga ci wërug juróom-ñaari téeméeri milliards Le Soleil mel ni ku naan ko avancé nañ ci nag bu baax ndax ci fànn woowee partenaires yi diggée nañu ñeenti téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñaar La Tribune moom téeméer ak ñeent fukki milliards yi nu def ci projet ngir xëyu ndaw ñi ci mel ni Prodac ANPEJ DER lay laaj ndax kuréel yi ngànk wàllu càmbaru koppar askan wi dinañ ko mën a topp ba ca cappaandal ga xam fan lañ ko jaarale ak nunu ko jëfandikoo Sud Quotidien moom xëy di nit programme bi nga xamante ni mooy bu njiitu réew mi jëm ci wutal ndaw ñim xëy ak anam yi nga xamante ni mooy wàllu emploi fast track yéenekaay bi dikkaat ci jëmu geneen gi président bëgg a jox yenn ci pàcc budget état Sénégal ngir xëyu ndaw ñooñee lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards tukkee ci ngir diirëm ñett ci at téeméeri ak juróom fukk ne ay milliards ci at mi di lu mu xamle moom président de la république ci kàdduy 3 avril am yéene bi di ci weer wi rek juróom-benn fukk ak juróomi junniy xëy dal di feeñ ngir ndaw ñi enseignant chercheur bi ca université Cheikh Anta Diop ba teg Sud Quotidien di Serigne Thiam moom ne gëmul mu yomb nag ndax lu waay réussirul ci 9 ans du yomb ci ñetti at Tamba Danfakha coach formateur accompagnateur ci wàllu projet ne jafe-jafe bi njëkk bi ndaw yi Sénégal am mooy dañ dul joti xibaar yi war yëpp ci wàllum recruter gi ba ca toppit mu ne ci wàllu tàggat gi ñu bañ it di leen ba ñuy tasaaroo waaye ñuy bennoo ko booloo ca boole seen mën-mën ak am-am Tamsir Faye njiital ANPEJ moom jàpp ne jafe-jafe bi bokk na ca kuréel yi nga xamante ne ñoo yittewoo xëyu ndaw ñi ku ca ne da nga toog sa ruq moo tax mu ne xalaat ak taxawal guichet unique ci diwaan yi xalaat bu am solo la bu ko defee ñu dajalee lépp Tamsir Faye gis ne état bi war na jokkoo ak ñi nga xamante ni ñooy PME yu sérieux yi nga xamante ni ñoom ñu ngi taxawali xëy ñu des ak ndaw ñi ak yéenekaay bi di L'As mel ni ku leen di tiital ak ngóor jigéen ndax ñu ne États-Unis yëgloo tina ci wàllu ak yelleef ak dagandalu ngóor jigéen waaye ci yéenekaay bi Mamadou Salif Sow kilifa ca ministère de la justice mu ngi cay xamle ni président de la
république la mu leen waxloo fu ne dénk leen ko mooy ne fii ci miim réew Sénégal dee su fi masa daganal mbiru ngóor jigéen Le Quotidien moom Casamance la wutali tey ak trafic gi ñeel wàllu ëkki garab ya fa ak xeex bi ci fànn woowee ñu gis ne juróogul lu bari ca saay-saay sa koy def nag dafa mel ni Gambie la ñuy làqu ji ca ñaari état yi ñu ne muy Gambie di Sénégal mel ni ñu ca amul pexe Sénégal it amugul pexe ci yamale ci wàllum suuf enquête ne ay suufi xare kay ñoo fi ne réeroo suuf guddi réeroo suuf bëccëg ministère intérieur kese jot na ñetti téeméeri dossiers yi réeroo suuf ci réew mi yéene kaay bi waxit ci dossier njaayel bi ñu ne tudd nañ ca Frank Timis ca dossier bi ci seen gis-gis gën a tis lool sax bu ndenge leer ba fi woon Forum Civil moom ci Vox Populi koppari askan wi ñenn jalkati ak lu ko mën a dab-dabaat lay wax ci anam yi wér moo tax ñu yittewoo taxawalug parquet national financier Forum Civil ci yéene kaay bi di ñëwaat nag ci ñi war a séq boobu parquet national financier maanaam ñu xereñ te sell ñi war ci place yi war source a xëy Abdoulaye Sylla doomu Sénégal la ñenn ñi ne jegeñaale président Sall ak soxnaam soxna Marième Faye Sall moom milliardaire bi nag yéenekaay bi ne du saf ko gàddaay ab diire ngi ci États-Unis ak njabootam kenn ci jegeñaaleem ci yéenekaay bi de mooy yey ndax état bi ci seen wàllu bopp jaaree ko ci Descos ñoo xëy rek bis dem toji këram gu ne woon ci village Mangrove ñu ne xëy na ci États-Unis dina fa am jàmm ne foofee état Sénégal du am mëninu màbbal këram dañuy des ak source a waaye ci wàllu politique bi yoon ñuy dalal professeur Ibou Sané mu ne moom bu ñu xëyoon dàq élection législative yi du ko bett ci nag opposition bi la mu koy digal mooy mu moytoo tàbbi ci ndëgg sërëxu boppam di tawwee ko sàkku audit ak càmbaruk fichier ca xam ne càmbar googee day laaj temps ne experts yi duñu ko parax-paraxee ngir bañ ñoom it ku leen ŋàññi ëllëg sport gi sunu làmb xëyee face à face ga woon Ama Baldé Modou Lo mujjee ci làmb ju tas ay grenade lacrymogène tension fu ne xew ba yàqu Diène Kaïré moom gàcce ngaalaama moom bàyyi ja boy Kaïré ci sunu làmb di xamle ne léegi ña muy visé mooy mbëri ci kaw gàccaa ngalaama yow it El Hadji Assane Gueye ci nga xam ne yaa ngi ñu ko doon jukkil mu gën a fës ci yile yéenekaay egsi nañ ci weneen ponk itam ci la jotaayu xibaar xam ngeen ne su ma noppee rek lay daal di dox di Mamadou Ndiaye ci beneen studio Mamadou nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi. tey lan nga fas yéene indi bëggoon naa la jox nga waxtaanee lu ñeel wàllu localisation wi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci xarala yu yees yi moo xam Snap wala boog Instagram ba ci sax li nga xam ne moom moo di WhatsApp jamono yi nag ñu ngi koy gën a utiliser si WhatsApp ndax booy dem fenn ma envoyé la sama localisation mën nga ma bañ a laajaat ba keroog baa ngay egsi. lu am solo la nag loolu fi mu ne nii ndaxte day wàññi laajte geek ak fii bu njëkk ba niñ naan def ndax xamoo diw ak xamoo fii wala da ngay dem ba ci boppu koñ bi nga tourné léegi loolu wàññeeku na nag seetlu nañ ni lu surtout ndaw ñeek ak ñi nga xamante ni miin nañu téléphone portable yi lu am solo la waaye ñun nag dañ ci def ab taxaw seetlu tey mooy ndax am na sécurité xam nga mbirum sécurité moom toujours booy wax xarala yi day ànd ak mbirum sécurité ndax am na sécurité ci kanam dinañ ci ñëw lu mu ci mën di doon ci kanam léegi-léegi bu ma noppee fii lay jaar bural jotaay wi dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak suñu ay programme jaa ngeen jëf kenn dal ak jàmm